mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom a tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës tey nekk bés bu màgg ci wàllu liggéeykat yi ndax nañu màggal bés bi nga xam ne kon nañu jagleel wàllu liggéeykat yi tey nekk ci Sénégal desuñu ca gannaaw ndax liggéeykat yi ñoom ñëpp dem nañu ca palais ba jébbal seenub ñaxtu ak njàmbat njiitu réew Macky Sall ca mujjandila ga nag nee na kon lépp li nga xamante ni kon ay ñaxtu la dana ci fas yéene taxaw ngir saafara gu rëy am ci daan ci ànd ak i leeral ak Abdourahmane Ly mi teewal seen ndaje bu calandee liggéeykat yi nag rawatina ñuy yëngu ci lépp lu jëm kon seen yoxo di secteur informel bi rawatina ñuy nekk ci marché Sandaga ñoom nee nañu kon njàmbat li ak lépp loo xamante ni daal seen bëgg-bëggal dañ leen ci daal di fàtte ba tax ñoom jot nañu dem jox leen kàddu gu ñu yëkkati nag lépp loo xamante ni seen bëgg-bëgg la rawatina kon loo xam ne ñu koy sàkku waxtu wi te nag ñoom am nañu kon taxawaay bu mucc ayib ci wàllu comme bi ci Sénégal Ngor Diouf jox na leen baat dañ leen taw itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. ay garab yu bon ñu teg ko loxo ca Saloum douane bu Sénégal moo ko daal di def loolu nag na nekk ay mbir yoo xamante ne kon mën na gàllankoor wér-gu-yaram askan wi ginnaaw ay garab yooyu ak ay drogue yoo xam ne kon mën na ko teg loxo buñ ko xaymaa suñu koppar ay millions yu bëri la joree la googee nag douane bu Sénégal moo ko def ca diwaanu Kaolack daan ci ànd ak leeral ak Adama Sarr article ay bés bi kon ñu jagleel ko xëtu yëglekaay bii di enquête def ci gëstu yaatu ginnaaw conseil présidentiel bi nga xam ne jagleel nañ ko ndaw yi ci amal ko alxames ba ñu génn enquête nag daal di kon taxaw seetlu gu rëy ci lu jëm nag ci li ñu dippee état employeur ginnaaw nag yokkute gi ci daal di nemeeku jëlee ko kon benn yóbbu ko ba fukk ak juróomi milliards suñu koppar waaye itam ay mesures yu bëri ñu daal di ko jël ngir fexe ba lépp loo xamante ne ni rëq-rëq la ak i jafe-jafe yoo xam ne kon ñu ngi koy daal di jànkonteel ñu fas yéene ci indi saafara élagement de Cissé lañ ci àndal ci njeextalu xabaar yi bu calandee mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtum xabaar yi nee si ñu ni ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des ko door dañu ko junjee ci ndorteel tey benn fan ci weeru avril benn fan ci weeru mai atub 2021 di bés bu ñu jagleel liggéeykat yi ñoom nag tey dañ ci prox ndollu de rek fexe ba lépp loo xamante ni seen njàmbat ak sàkkuteef ñu daal di ko jëbal njiitu réew Macky Sall ginnaaw li ñu dippee cahier de doléance moom nag njiitu réew mi jotoo fësal ni kon lu bëri ci li nga xam ne kon ñoo njàmbat li bokk na ci loo xam ne état bu Sénégal daf ci fas yéene taxaw ba noppi ba tax kon ne kon dana ci indi tontu mucc ay dana ci ànd ak bu calandee Abdourahmane Ly laata xabaar yi jeex leneen loo xam ne junj naa leen ko mooy liggéeykat yi yëngu ci wàllu loxo maanaam secteur informel ñoom nag gàddu nañu pa wàcc làcc wu yaatu ci wàllu koom-koom ci Sénégal ba tax kon ñoom ne nag bés bu mel nii di bésub ñu jagleel kon liggéeykat yi ñoom dañ leen di fàtte ci lu bëri ci seen wàllu jàmbar ba tax dox nañu ba marché Sandaga jaaj lañu leen ñoom lan la ñu bëgg mooy daal ay jafe-jafe yu bëri kon ne ñu ngi ko daal di jànkonteel te saafara lañ ciy xaar ci état bu Sénégal bokk na ca li nga xam ne kon mooy leen di yëkkatee léeg-léeg ak tamit jafe-jafe yi nga xam ne dinañ ko jànkonteel foofee ca ville bu Ndakaaru ñu ànd ci leeral ak reportage bu Ngor Diouf. marché Sandaga ay jaaykat di fi yëngu di fi daan seeni doole fi ni mel daanaka cantine yëpp ubbi nañ commerçant client ku nekk di dox ci lu ko soob. 1er mai di ab fête ñu jagleel ko liggéeykat yi ngir ñu gën a mën a addu ci seeni àq ak yelleef naka noonu seeni mébét Thierno Diané jàpp rek ni ñu fare ci marché Sandaga bokkuñ ci li ni mel. fête de travail moom ñi ko war a feetu man jàpp naa ne waa Sandaga bokkuñu ci parce que fii kenn nekku fi kuy travailler liggéeykat newut fii bu fekkente ne dëgg rek lu mu bëgg a dégg liggéeykat newut fii parce que ñi fi ne kenn xamul lu ñuy def parce que yow ñoo xamante ni da nga leen fekk ñuy daan seen doone nga yàq seenu marché même pas marché bi ban ko tojee léegi dañoo waxoon ne 24 mois lay diire te marché bi ban ko tojee léegi ça fait 9 mois jàpp 10 mois amul lenn loo xamante ni def nañ ko fi. yile commerçant jàpp rek ñu tàbbu ci seeni syndicat ngir ñu xeexal leen seen àq ak seeni yelleef doxaluñ benn yoon seeni liggéey. parce que ñun ñëpp ay membre lañu ci kii yooyu xëy na su ma nekkul ina quoi maa ngi feneen mais jàpp naa ne wax dëgg yàlla Aziz sax ni mu ci taxawee jàpp naa bu fekkoon ci njëlbeen nga ñu bëree bëri defoon nañu loolu tey du ñu yegg si fii ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal te nga xam ne ñoom ñooy suñu kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy national mooy nañuy xeppiwaat seen i bët ñëw taxawaat askan bi ndax d'accord conteneur bu yu am problème ci douane am problème nga xeex ko baax na ceeb bu manque nga xeex ko baax na xeex tamit li nga xamante ni tamit xëy na mooy droit yi nga xamante ni tamit moom la secteur bi war a am tamit yooyu yu baax la mais nag balaa nga naan am da nga fay nekk.
buñ sukkandikoo ci Moustapha Sall seeni mébét du dara lu dul seen bile bërëb ñu mën koo ñoŋal ngir ñu mën ci dellu siwaat ñun benn itte rek la ñu am mooy sunu bërëbu liggéeyukaay nañu nu ko delloo ki nu ko mën a delloo nag mooy état te état moo taxawoon ne kat wax nañu ko li nga xam ne mooy jafe-jafe sànd gi jàpp na ko gëm na ko dana ko defaraat ci poosu boppam joxaat ko ñu fi nekkoon te duñu fay dërëm loolu ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy woot président de la république mu ñëw taxawu loolu dal koy defe bu munu bàyyee nag ak ay yenn sénégalais rek ñuy def lu ko neex ci sunu kaw benn sénégal rek moom moo am mooy bi nga xamante ni benn soxla lañ seq ñu war ko dox mu doon benn waaye bu fekkee ne daf ko bàyyi ak ñenn nit ñuy doxale neneen ni nga xamante ne méngoowul ak li nga xam ne moom mooy dox mën nañu rey ñeneen te su boobaa loolu tamit du indi luy defar. 1er mai di ab fête bu àdduna wërngal këpp di màggal li ni mel di ab porox ndoll ngir liggéeykat yi gën a àdduwaat ci seeni mébét naka noonu seeni àq ak seeni yelleef fii ci Sénégal ñu fare ci secteur informel maanaam ñuy liggéeyal seeni bopp ñu bëri jàpp ne dañ leen beddi ci li ni mel. Ngor Diouf jërëjëf maa la ko junj ci ndorteelu xabaar yeeg njiitu réew Macky Sall tey liggéeykat yi jébal ko seenub téere ñaxtu loolu lépp nag ne kon fas yéene ci indi taxaw ak tontu lu yaatu moom ndax jàpp na ne kon ñoom lu ëpp ci li ñuy daal di ñaxtu bokk na ci loo xam ne état wu Sénégal jël na ko kon jël na ci matuwaay ba noppi fas yéene ci taxaw xar ci tànk tubéyam loolu kon laa di xamle ñu ànd ci leeral ak Abdourahmane Ly mi teewoon ndaje boobee nga xam ne amoon nañ ko ci palais de la République. 1er mai muy bésub fête wante it di bésub ñaxtu ngir liggéeykat yi ci waxtaan gi nga xamante ne séq nañu ko ak njiitu réew mi njiital SYNPICS moo ko tàmbali ñëwaat ci yàqate yu ay defkatu ñaawteef defoon ci ay bërëbu tasukaayu xibaar loole waral Sénégal ñàkk ñaari place ci classement wu dëkk yu ñu gën a ràññee ci liberté de presse muy mbir boo nga xamante ne nguur gi amul dara lu mu ci laale di leeralu njiitu réew mi. C'est principalement dû aux agressions dont sont victimes. li ko gën a waral moom mooy agression yi nga xam ni moom la ñuy def journalistes yi ak tamit kërum tasum xibaar yi ba xew-xew yu metti yi amee woon fii dafa am ñi nga xam ni dañ cee profitoo ngir def naka sudul noonu te loolu nag kenn mënu koo nangu kon nag maa ngi compter bu baax a baax ci ñi nga xam ni ñoom ñooy professionnels yi jëm ci assise des médias yi di leen wax itam maa ngi leen di déglu ci lépp li nga xam ni moom moo fa jóge comme tënk. Pour vous dire que j'attendrai avec beaucoup d'attention les conclusions qui en seront issues. balaa ñu caa yegg ay boroom xam-xam ngi càmbar benn texte xool nu ñuy réguler réseaux sociaux yi di yéglewu njiitu réew mi ci waxtaan wi ba tey ki nga xamante ni mooy secrétaire généralu FGTSB interpellé na ko ci at gi nga xamante ne liggéeykat ki war na ko am balaa moo retraité maanaam ngir ñu yóbbu ko ba juróom-benn fukk ak juróomi at muy bëgg-bëgg bu njiitu réew mi Macky Sall àndul benn yoon. 17% de la population. ci askan wi ci téeméeri nit boo gis juróom-ñaari fukk yi ak juróom-ñaar yi amuñu li nga xam ni moom mooy fanweeri at ak juróom kon nag mënuñu continuer di gérer ñi nga xam ni ñoom ñooy mag ñi mënuñu continuer di leen yokkal saa su ne seeni at ndaxte loolu lee day tax ndaw ñi duñu mën a dugg ci marché du travail bi loolu lee moom mooy jafe-jafe bi jëm ci retraite à 65 ans si juróomi at yi mënoon ngeen recruter ñi nga xam ni ñoom ñoo waroon a dem à la retraite. Parce que c'est au moins 5 années pendant lesquelles vous auriez pu recruter tous ceux qui partent. ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey te conditions yu ñuy liggéey baaxul benn yoon mooy waa Forteza secrétaire général CNTS FC ngi xamle ni ñooñee di liggéey ci société gazière boobu amuñu couverture médicale amuñu IPM te dañoo nekk chômage technique te amuñu dërëm niki salaire muy ay jafe-jafe yu njiitu réew mi yéeg ba noppi. Si vous voulez, Madame le ministre va suivre. Madame le ministre dina topp question boobule bu baax a baax wante nag si sàmmonteeg li nga xam ni moom la code du travail tëral wante li ñu war a xam mooy que ni société boobule fu mu nekk nii déposer bilan la gën a jege que leneen lu mu mënti doon fu mu nekk nii ñun lu ñu gën a yitteel moom mooy sàmmonteeg li nga xam ni moom la code du travail bi tëral rawatina lu jëm ci cotisation sociale yi ak tamit fayum salaire yi ci waxtu wi. En ce qui concerne les cotisations sociales, mais aussi les paiements de salaire à temps. wàllum saxaar gi itam waxtaane nañu ko fi moo di giroo rawatina mi ngi yaakaar rek ñu defaraat raay yi ba mu wër dëkk bi wante njiitu réew mi moom nee na daa bëgg mbir yi leer benn axe dong moo ko soxal jamono ji. C'est l'axe Dakar-Tamba.
loolu axe Dakar Tamba la fu mu nekk nii mën naa ni sori nañu trop ci liggéey bi jamono ji sax may wax ak yéen sunu partenaire canadien yi ñu ngi fii Dakar ngir fexe finaliser offre technique yi financières yi lépp war naa yemb fii ak jeexintalu weeru mai sunu objectif mooy fexe defaraat yoon wi fii ak jeexintalu at mi ngir su ko defee trajet bi ba Tamba mën a reprendre buñ ci noppee daal di koy continuer ba fa nga xam ni moom mooy Bamako ndaxte loolu lee moom mooy continuité. Et puis après continuer vers Bamako parce que c'est une continuité. même bu fekkee ni fii nit ci respecté nañu lii di mesure barrière yu ci mel ni sol masque wala randuwante bi coronavirus luñ ko fi tudd bëri na loolu file di salle des banquets bu palais de la république rawatina nag ci njeexital yi nga xamante ni def na ko ci xëy mi. des ba tey ak njàmbat lii di bés bi nga xam ne kon moom mooy 1er avril 1er mai ngeen baal ma nekk nag bés bi nga xam ne kon ñoom liggéeykat yi danañ ci fësal seen bopp rawatina nag jàng meek njàngale mi syndicat bi ëmb ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci jaare yu dugg doom yi di SAEMS ñoom tamit def nañu lël jagleel ko nag jigéen ñi xool exactement lan moo nekkoon seen njàmbat waaye tamit jafe-jafe yi nan la ñuy def ba ñoom tam ñu mën a gis seen bopp bu baax ci syndicat boobule loolu bokk na ci lël bu ci noppee nee nañu dañuy def ab téere boo xam ne dina doon lu yaatu lépp luy seen jàmbat ñu daal leen ko ci dëxëñ waaye tam gën ko bàyyi xel ngir mu doon loo xam ne dinañ ci taxaw ngir saafara gu yaatu am ci Sowru Sène moo ko daal di xamle moom moo jiite boobule syndicat ñu tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. dañu jàpp ni comme syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire wax dëgg macha allah jigéen yi bëri nañ fa trop dafay jot nag ñu xool seeni préoccupation mën leen jël en charge moo tax ma rafetlu mémorandum bi nga xam ne présidente convention nationale des femmes def na ko tey présenté ko ci kanamu assemblée bi mais mémorandum boobu dama wax ni désormais mémorandum mu SAEMS la te dinañ ko défendre devant le gouvernement du Sénégal. xam nga jigéen ñi moom buñ ko waxee buñ ko waxul seen situation congé de maternité war nañ ko xoolaat buñ ko waxee buñ ko waxul ñoom bëgg nañu mën a gën a jël en charge seeni doom ak seeni borom kër autorité parentale bi xam naa tey. am nañ ko acquis mais niñ koy doxale ba léegi des na lu bëri xam naa tamit am tey jigéen gu yore doom nga xam ne daf koy nampal mais bu ko bàyyee ci kër ga nekk école xelam mu ngi ci doomam est-ce que jotul ci suñuy école yi ñu aménager ay lieux yoo xam ne ñi nga xam ne dañu yore seeni doom mais dinañ mën a teg foofu seen doom que de temps en temps ñu ñëw xool leen donc il faut dafa jot ñu xool jigéen ni ko yàlla binde ñu xool naka la ñu mën a def pour que liggéey bi nga xam ne moom la société bi xaar ci moom mais ñu may ko conditions yi mën a permettre mu def liggéey boobu. maa leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi douane bu Sénégal def jaloore ci douanub Saloum ak poste bu brigade commerciale bu Kër Ayib ay garab yi bon ak i drogue yoo xamante ne kon mënees na ko des ko jëfandikoo la ñu teg yoxoo loolu nag bu ñu ko xaymaa suñu koppar ay millions yu bëri la ci suñu xaalis loolu lépp kon doon beneen jaloore boo xam ne douane bu Sénégal def na ko ñu ànd ci leeral ak suñu ndaw ci douane Saloum Adama Sarr ak Astou Mbaye. ñoo ngi fii ci brigade commerciale bu Kër Ayib nekk ci frontière bu Gambie. léegi nag dem ak dikk bi tar lool. loolu nag tax ba day douane yi fi nekk day yenn saay ñuy jàpp yamba ju bari. fi ñëwee ba léegi daal yaakaar naa liñ fi jàppaguñ ci lu mel ne yamba yaakaar naa toll na ci bay 800 kilos waa presque tonne bi lu tuuti moo ci manqué. naaw ba ñu bàyyeekoo ca Kër Ayib ñoo ngi jubali Nioro file itam brigade mobile bu douane bi at bi teroog léegi daanaka teg nañ loxo lu ëpp benn tonne. ci yamba. De janvier à maintenant ne serait-ce que par rapport pour la brigade de waaw janvier ba léegi brigade mobile douane Nioro def na 1 tonne 300 de chanvre indien donc pour firndeel li ngay wax rek que mbir mi nekk na fi bari na fi te jéggi na dayoo. xeex googu la ñuy xeex yamba noonu tamit da douane yi di xeexee li nga xamee ne moo di garab yu bon yi. di 22 avril ñu ngi amoon benn renseignement bu ñu wax benn auto berline Peugeot 504 buy ñëw di dugg ci frontières yi léegi nag ba ñu ko yëgee la ñu teg en place suñu benn dispositif douanier constitué d'engin d'arrêt bu ñu permettre oto bi pour ñu jàpp ko. oto bi ba mu duggee suñu engin d'arrêt le pneu yi crevé si la dem ba ci àll bi par la suite le chauffeur bi génn daw si la ñu ñëwee jàpp oto bi si lañ ko jëlee fekk ci produit yoo xamante ne considéré nañ ko comme ay garab yu baaxul. garab yi bu ñu ko évaluer rek mën na toll ci 38 millions ci suñu koppar. loolu waral bokk yi nga xam ne moom moo di njiital subdivision des douanes bi nekk fii ci Kaolack nag di ñaan askan wi ñu jàppale leen ci liggéey bi. yooyu
ñun non seulement dañuy jëf pour aar koom-koom mën a waaye aussi tamit war nañoo wax pour gën a mën a sensibiliser population war nañoo gën a mën a jàppale parce que la ñuy def defuñu ko pour ñun pour ñoom lañ koy defar parce que trafiquant bi fu muy jógee ci kër la jógee ci kër lay dellu suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy lépp lañu donc war nañoo mën a waxtaan ak ñoom comme ça seen xel yi gën a mën a dellu ci war pour ñu éviter def yenn yi. devenir meilleur pour mieux servir loolu nag moom moo di devise bu douane sénégalaise suñu jàmbaar yi nga xamee ne ñoom ñooy aar suñu koom bugg ñoo bàyyil dara ñi nga xamee ne ñoom ñoo di defkatu ñaawteef yi. Adama Sarr jërëjëf daal di waxtaanee wàllub wér-gu-yaram njiitu réew Macky Sall bëgg-bëgg mooy Sénégal di defar garabu boppam loolee nag tax ba mu ne M10 Sénégal danañ ko daal di kon ubbiwaat buntam bu ko defee liggéey bi daal di tàmbaliwaat ci réew mi ngir garab yi ñu mën ko defaree fii ci Sénégal ngir askanu Sénégal mën ci faju anam gu mucc ayib nee na lu toll ci 7 milliards suñu xaalis dana ko ci fas yéene dugal ñu tawlee kàddoom moom njiitu réew mi ci micro Abdourahmane Ly. Pour Médis c'est réglé ça a pris du temps un peu. pour Médis mën naa leen wax ni lépp yemb na dëgg la ni xaar bi yàggoon na wante dafa am ay réglages yu ñu doon def malgré jafe-jafe yi nga xam ni am na ci ak manquement yi nguur gi dugal na ci xaalis bu am solo mën naa ni def nañ ci 7 milliards ci suñuy koppar ngir usine boobule mën a reprendre ay activités am fu mu nekk nii kayit yëpp signé nañu ko te dootul yàgg dara liggéey bi daal di tàmbaliwaat. Que l'activité reprenne c'est signé ça va être fait donc ça c'est un problème réglé vous pouvez considérer qu'il est derrière nous. mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey lu toll ci ñeent fukk ak ñeent nit ñoo am yees woppi Covid-19 juróom-ñeent yi nekk ay cas contact fanweer ak juróom yi nekk ay cas communautaire ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom jotoonoo wér ci mbas mi fukk ak benn nekk ci sowtaas ñaari nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi ni ki tey yóbbu lim gi ba junni ak téeméer ak juróom-ñeent yoo xam ne kon jot nañ ci faatu bi mbas mi duggee Sénégal ak tey ji waxtu wi kon lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett nit ñoo nekk ci traitement bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye leneen ci wàllu xabaar ak wàllu dimbalante ginnaaw nag ambassade bu Turquie fii ci Sénégal jël kon ay ceeb ak diwlin ak yu bëri kon daal di ko jébbal askan wi loolu nag lu toll ci fukk ak juróom association kon la ko daal di jébbal ñoom nag loolee bu ñu ko xaymaa ci koppar daanaka koppar yu bëri la toll ci 700 millions suñu xaalis ndaje bi nga xam ne kon ñu ngi ko doon séddale ak yéen ci askan wi ñu ngi ko amalee ci teewaayu Mamadou Dia. Tout d'abord Ramadan Kerim balma ak benn ci ponki lislaam bokk na ci teq as tuut ci li nga yor génne ko azaka. Zakat c'est parmi les 5 premiers piliers de l'islam. azaka dafa bokk ci juróomi ponki l'islam te tey bokk na ci jafe-jafe yi gën a mag ci jullit yi azaka dafa bokk ci juróomi ponki l'islam waaye dafa mel ni nit ñi xamuñu ko. On n'a pas conscience d'être voilà ce pilier. ambassade bu Turquie jébbal ay dund fukk ak juróom ci ay association yi ko sàkku. Tous les musulmans du monde qui ont des moyens à partager avec ses frères. julliti àdduna bi yëpp ñi nga xam ni seen loxo dafa jot seen ginnaaw dañoo war a di dimbali néew di doole yi li fi teew tey toll na ci fukk ak juróomi mbootaay bu nekk jox nañ ko lu toll ci téeméeru paquetu suukar bu 5 kilos téeméeru paquetu farine yu 5 kilos itam ak ceeb ak diw. paquet de 45 kilos de farine du riz de huile et du sucre. gannaaw ba ñu ko sàkkoo ambassade bu Turquie jébbal leen dund gi ñoom association yi ñu ne am nañu ci mbégte mu bokk ci ñoom mbootaay gi boot muuma yi ci réew mi. mais auparavant mosuñu joxe lii yëpp ku nekk ay benn pot diwlin rek lañ leen daan jox. suur yi ñoom dañoo compliqué suñ leen joxee lu tuuti dañuy commencé di yuuxu di créer ay problème ci association bi. man daal ñëpp kontaan bu mu informé suur yi bu mu informé tout membre association ëpp na 100 ëpp na 200 sax bu mu leen informé wee ñu ne ambassadeur bi dina leen jox ay dons ñu indi 100 personnes samedi bi ñu dem distribuer ko Blaise Senghor kon suur yi ñu kontaan dañoo bëggoon ñëw remercier ambassadeur bi suur yi en personne. miskin yi bari nañ fuqaraaw yi bari nañ ñu génne ay xeeti ndimbal yu ñu mel jox ko jullit ñi ñu di ko dimbalikoo loolu moom
ñi nekk ci daara Sénégal yi ak imam yi ak jullit ñëpp ñu ngi koy rafetlu. fukk ak juróomi association yi benn bu nekk ci ñoom jot na téeméeri saaku ceeb yu 25 kilogrammes téeméeri saaku suukar ak farine yu juróomi kilogrammes téeméeri bouteille diwlin yu juróomi liitar loolu lépp ñu war ko jox ju nekk juróomi téeméer ci ay nit. ambassade bu Turquie ne mbébét bi mooy fexe ba jox ay dund ñeent fukki junni nit ci biir réew mi loolu yëpp ñu xayma ko lu jege ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar. jërëjëf pour tous les Sénégalais. Mamadou Dieng jërëjëf li ñuy gis nag fii ci xalu Ndakaaru yi ak ci biir réew mi di gis waxtu ndogu ñu daal di jébbal ay xéwal askan wi nga xam ne kon ñooy la waxtu wi di fekk ci mbedd bi ngir ñu am kon lu ñu daal di xéwloo loolee nag moo am ca diwaanub Paris ca France askanuk Sénégal ga fa nekk rawatina kon benn association Baye Fall boo koy def kenn ki ko jiite di kenn ci sëtu Mame Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom nag nee nañu kon seen bëgg-bëgg ak yéene gi daal mooy fexe ba at wu nekk lii ñu daal di ko jëfee daal di ko kon wëyal at wu nekk foofee ca réewum France ca Paris ñoo ci leer ak sunu ndaw ca réewum France Abdoulatif Diop. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Comme ni ko famille Mame Cheikh Ibrahima Fall di defee ci Sénégal waa France aussi ñoom itam kenn demut ñu des surtout Mame Cheikh Ibrahima Fall bu nekk fii ci Paris moom itam jël na initiative di distribuer ay ndogu àjjuma jot ci biir Paris pour di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo wala ñi nga xam ne dañuy woor nekk ci mbedd mi te amuñu lu ñu ndogoo wala ñu nekk ay sans domicile fixe. Initiative bi nag ki ko jël mooy Serigne Cheikh Khady Fall bi nga xam ne sët la ci Mame Cheikh Ibrahima Fall di sëtu kii di Serigne Fallou Fall nga xam ne dafa nelaw ci première guerre mondiale bi fii ci France di taaw ci Mame Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina la sëñ Touba waxoon ne ko dama am gan muy weeru koor mu ne ko bu jotee na nga togg ay ñami sell yóbbu ko sama kër yi kon nag ñaari kër sëñ Touba ngi fi loolu liggéey boobu daanaka mu ngi am fukki at kon loolu dafa war a sax dàkk kon ñu ngi soññ mbooleem soxna yi ne ci dëkk bi ak taalib yi ci dëkk bi liggéey baa ngi nii am na woote amul xaare nu ñu ñëw liggéey sëñ Bamba ndax liggéey sëñ Bamba moo ñu nar a jëñ tey ak ëllëgën jëm. nit ñu bari nag fu ne la ñuy jógee ñëw jàpp ci ndogu yooyu ñuy distribuer ci biir Paris ak li ko wër. Pour l'occasion de ce mois béni et de cette journée bénie donc du vendredi qu'on a l'habitude de transporter, de cuisiner et de transporter des plats à offrir dans les maisons de Serigne Touba ici à Paris. Ce qui m'a impressionné, c'est l'accueil, la chaleur et la bienveillance que j'ai reçue de tous ces Baye Fall. Initiative bi nag ñu bëri rafetlu nañ ko lool rawatina ñi nga xam ne dañoo dëkk fii ci biir Paris ne élan de solidarité bi nga xam ne waa association LAMP ñoom ñoo ko jël di distribuer ay ndogu ci couche vulnérable yi loolu kat lu am solo la. Abdoulatif Diop Paris iRadio. Abdoulatif Diop jërëjëf ñu dellu si fii ci Sénégal rawatina kon dem ca Medina Baye ak Cheikh Mouhamadou Mahi Touré moom nag mën na si wax ni moom mooy ki dàq jàng alxuraan fii ci Sénégal ndax moom moo jël juróom-benneelu prix Sénico bile nga xam ne kon dañ ci daal di sargal ñi nga xam ne comme ay jànkatu alxuraan lanu mu ngi woon nag ci dëkk bu tedd ba Medina Baye xalif ba daal di ko teeru waaye tam askan wi yëpp tatagal ko ginnaaw ndam li nga xam ne kon amee na ko ci wàllu diine ñoom nag xalif bi la muy bëgg rek mooy fexe ba lépp loo xamante ne suñuy valeur la ñu daal di ko gën a sàmmonteeg moom ngir rek wàllub yar ak lii di alxuraan gën a sax dàkk ci Sénégal ñu ànd ci leeral ak Adama Sarr Astou Mbaye. dëkk bu sell bi di Medina Baye fees dell daanaka foo sànni mbatt mu daal di tàgg askan wi yëpp nag génn ngir sargal seeni doom ji di Mouhamed Mahi Touré bi nga xamee ne moom moo jël juróom-benneeli édition bu Grand Prix Sénico bu récital du Coran. ki nga xamee ne nag moo di président bu association solidarité et voisinage des maîtres coraniques bu département bu Kaolack di wax mbégte bi mu am. lii du ci mbetteel lii nii waxtu nekk ñu ngi koy xaar ba bu set lii mu ngi war di mën a am ci pays bi ndax lu fi am la xale bi rek moo feeñ waaye lu ëpp ay xale bi sax ci loolu ñu ngi ci pays bi ndax fii Karama feeñ na ci mbiri alxuraan xale bi am juróom-ñaari at mu ngi mokkal alxuraan ci façon boo xam ne boo ko déggee daal da ngay yéemu kon ñu ngi wane sin mbégte di ñaanal sin xalifa bi yàlla yàggal ko fi may ko wér. naa ba mu ñëwee nag teewee jeetaay bu am solo bii ki nga xamee ne moo di xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Ibrahima Niass di rafetlu modèle yi nga xamee ne am nañ ko fii ci Sénégal.
mën naa génn si néegu Sénégal bu nekk xam nga mooy Sénégal ak mooy seen référence Sénégal bu nekk mu ngi xam si Maxtaar Cheikh Maxtaar Sénégal bu nekk mu ngi xam El Hadj Abdoulaye Niass Sénégal bu nekk mu ngi xam Cheikh Hadj Malick Sy Sénégal bu nekk mu ngi xam Cheikh Ahmadou Bamba waaye Sénégal bu nekk itam mu ngi xam Cheikh Ibrahima modèle yu kawe yooyu nga xam ne Sénégal fàttewu te mënu ko fàtte waxtu wu nekk mu ngi joxe ay preuve ne fàttewu mu sama démb fàttewu mu sama démb ci alxuraan fàttewu mu sama démb ci julli fàttewu mu sama démb ci koor gi fàttewu mu sama démb itam sama relation ak sama diine naka laa ko war a taxawee kon su fekkee moom modèle yooyu ñoo suñu modèle yooyu fu ñu ko jëlee woon. fàttali nag kii di Mouhamadou Mahi Touré ci atum 2017 jëloon na ab ndam lu am solo mu di prix international pour le récital du Saint Coran El Hadji Ibrahima Niass. Adama Sarr jërëjëf daal di kon addu ci wàllu téere yi ba tey ndax xam nga ne kon liñ ci daal di def ngir mu doon lu mucc ayib mbir la moo xamante ne nag mbir mu am solo la waaye nag li ñu demee ko daal ci Sénégal mooy faw rek ñu daal di kon gën a taxaw ci téere yi bu ko defee kon qualité bi mu doon kon lu mucc ayib en tout cas loolu mooy bëgg-bëggu ñi nga xam ne kon mooy njiite écrivain yi maanaam bindkat yi ci Sénégal moom ndax nee na comme li ñu demee rek mooy ñu bëri kon Sénégalais yi des nañu léegi sëgg ci téere yi di lire di nafar la mu bëgg rek mooy ñoom ñuy dem ci ñoom bu ko defee kon ñu gën a mën a jël mbir yi def ko seen yëfu bopp ñu teewlu ci ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Fati mi teewoon ndaje bi nga xam ne ñoom bindkat yi amaloon nañ ko seen diggante. bind jàng defar ay livre loolu la convention nationale ñi nga xam ne ñoo ëmb bindkat yi ak defarkatu livre yi Sénégal jóg jiital seeni tànk ci kanam ngir yee bëgg-bëgg askan gile jëm ci wàllum liir. dañ wax ne xale yi liiratuñ mais du xale kese mag ñi tamit ñu bëri liiratuñu quoi. Parce que iPad yaa ngi fi télévision yeeg bon internet bi et cetera mais en réalité ñu bëggoon livre ba ñu ngi koy bëgg li tax daal li gën daal mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yëngu si wàllu livre ñu dem fekk nit ñi nga xam ñoo bëgg livre fekk leen seen i gox. bu benn livre génnee au lieu que ñu jël livre bi rek auteur bi toog këram ñu jël livre yóbbu ko si librairie wala si bibliothèque mais ñu fexe ba auteur bi dem rencontrer lecteurs yi ci centre culturel yi Blaise Senghor par exemple. lycée yi. ngir am livre yu am solo fokk ñu jàngal ñi nga xam ne ñooy defar livre yooyu le nekkee ci maison d'édition yi le suñu sukkandikoo ci kii jiite CONES. li ñuy xaar si ñoom mooy bu leen formé wax dëgg yàlla li nga xam ne formé nan la te bu la du ñu yem si formé la dañ lay joxaal également logiciel bi Quad Express te logiciel boobu nag wax dëgg yàlla en matière de montage de livre même sax montage journal gis ñu bu ko tane quoi bëgg na nag bu ñu jógee foofu nag à partir de maintenant ñi nga xam ne formé na leen. ñuy def ay livre de qualité parce que loolu am na solo lool parce que loolu mooy point de départ xeex bi ñu bëgg a xeex pour que livre sénégalais jëlaat place am. mbirum koppar doon na li nga xam ne am na solo bu baax a baax ci li nga xam ne ñoom la ñuy liggéey convention nationale bu bindkat yi ak éditeuru Sénégal yi lay bëgg nañu fexe ba jafe-jafe jooju lay ñu teggi ko. waaw jafe-jafe yi bokk na si problème de moyen bokk na si problème de distribution. bokk na si également problème mu imprimerie parce que wax dëgg yàlla coût d'impression bi dafa xaw a cher ba léegi quoi donc loolu tam problème la boo xam ne ñun au niveau de la CONES doonoo jàpp ne war nañ ko mën a régler créer suñu agent de distribution fexe ba suñuy livre yi nga xam ne ñun ñoo ko génnee mu feeñ fépp ci Sénégal. ay livre yu am solo tax ba askan wi mën a dellu si waat ci wàllum liir doon na li nga xam ne mooy jubluwaayu convention nationale bindkat yi ak éditeurs yu Sénégal yi ñoom lu ñu bëgg rek mooy gën a tàggat seeni ñoñ ba ñooñu le mën a def liggéey bu baax ci wàllum livre. moom Lamine Fati jërëjëf njiitu UDASF gëwoon Lamine Diack moom nag boo mayulee dina ko testé fii ci Sénégal rawatina kon ci Ndakaaru ndax nag ay xabaar mu ngi bër ci ay jegeñaaleem di ko fësal ni am nañu kon yaakaar ni altine gi ñu dëgmal yemook ñetti fan ci weeru mai ci juróom-ñetti waxtu ci suba kon dina dëkk fii ci Ndakaaru ñoom nag buy ñëw lii de Air Sénégal kon lay dikkee fii ci Sénégal roppalaan boobee moom nag ki fi nekkoon kon njiitu UDASF ginnaaw bi jaraafu Ndakaaru nekkoon noppi na ngir fay lépp loo xamante nag moo toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions sunu xaalis ginnaaw bi nag ñu daal di ko nangu lañ ko bàyyi mu amal ko li nga xam ne ko moom mooy liberté conditionnelle ci ginnaaw kon jaraaf
mesure boobu kan mu jël jëm ci moom Lamine Diack maa ne ko junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi ak article ay bés bi ñu jagleel ko nag li nga xam ne moom mooy conseil présidentiel bi nga xam ne kon njiitu réew Macky Sall def na ko jagleel ko ndaw Sénégal yi alxames bu la ñu génn waaye nag mu mel ni lañ ci nemmeeku daal mooy convention diggante état ak employeur koppar yi ci dugal kon yokk ndax léegi fukk ak juróomi milliards suñu xaalis la waaye itam na la ñu def ba lépp loo xam ne jafe-jafe la saafara gu yaatu am ci ñoo na ci leeral ak El Hadj Malick Cissé ak sunu naataango yëglikaay bii di enquête au quotidien. xëyu ndaw ñi seen xam-xam màcc ci koom di ko càmbar njiitu réew mi wane ni jot amul kon foog mu bar journal enquête def ci taxaw seetlu. mesures yooyu du nekkul dans la durée malheureusement ay mesures yoo xamante ni dina yàgg à peu près 1 an wala 2 ans employeurs yooyu xamuñu ban salaire jeune yi di am ci ñaan condition la ñuy travailler xamuñu ko kon. loolu yëpp moo taxoon ñu ne ay mesures yoo xam ne c'est pas nekkul en profondeur ay mesures conjoncturelles la yoo xam ne du faj le problème en tant que tel. boo jëlee pavage des routes pavage mën na nekk 6 mois 10 mois 1 an après lan mooy nekk avenir u jeunes yooyu reboisement tamit même problème lay am. xamuñu exactement pendant combien de temps jeunes yooyu nañu am liggéey ñaata lañ leen di fay par jour donc loolu moo tax ñu ne c'est des mesures plus ou moins précaires. taskatu xibaar bu enquête bi yamul foofu ndax dafa jàpp ni état bi foog mu jàppale bu baax entreprise yi. entreprise sénégalaise yi ñoo war a jël en charge problème mu emploi des jeunes parce que ñoom kese ñoo mën a jël. ay jeunes yu bëri ay jeunes yu ëpp 1 million wala 2 millions ñoom kese ñoo am ci doole boobu donc sans le secteur privé duñu mën a am ay emploi en masse comme le président le souhaite. conseil présidentiel boobu war na am depuis 2012 depuis son élection muy xool parce que emploi des jeunes dafa yàgg Sénégal du problème bu bees mais malheureusement dafa xaar ba. mu am ay attaques ay manifestations muy dooree réagir kon loolu c'est un peu dommage parce que mënoon na ko def depuis 2012 wala 2017 2019 mais mu xaar ba dernière minute bi dooree def 9 ans après dooree def conseil présidentiel. bokk na ci digle yu économistes yi commande publique mu nekk défi bi nga xamante ni foog autorités yi taxaw ci bu baax ngir ñu àgg fa. lépp lu jëm ci wàllum procédure de passation yi foog ñu leeral ko ba du am jafe-jafe ba lépp jaar ci yoon. dañ leen war a ubbi marché yi jox leen seen opportunité ci marché yu mag yi nekk Sénégal aussi alléger seen charge fiscale yi loolu yëpp dina permettre ñu créer richesse ñu mën a embaucher ay jeunes en masse. pour loolu am il faut ñu nekk compétitif parce que CEDEAO dafa bëri ay dëkk Nigéria yaa ngi foofu ak yeneen dëkk yi il faut qu'on soit compétitif il faut ñu am doole pour mën a am seen place ci marché boobu noonu te loolu ba léegi amaguñu ko la plupart des entreprises sénégalaises ci dëkk bi déjà sax dañoo am ay problèmes kon nag c'est un défi opportunité la mais en même temps défi la pour ñu mën a nekk compétitif sur ce marché de la CEDEAO. convention état employeur ngir wàññi ñàkkum xëy bi ci ndaw ñi. lu soxal njiitu réew mi boobu la convention enveloppe bu fukki milliards ak juróom nañ ci def ci xaalisu CFA Macky Sall gëm ni secteur privé national rôle bu am solo la war a taxawee ci xëyu ndaw yi. pour ñoom c'est un peu un calcul politique parce que élection et législative yaa ngi ñëw locale yaa ngi ñëw sans compter la présidentielle kon pour ñoom c'est un peu une manière de peut-être am le maximum de voix ci élection yi war a ñëw donc pour ñoom c'est pas des mesures profondes, c'est pas des mesures qu'on attendait, mais des mesures liées à la présidentielle. économiste yu journal enquête bi tàllal micro ñoom ñëpp seen gis-gis benn la te ñu war a dooleel suñu secteur privé national.
El Hadj Malick Cissé jërëjëf ci article ay bés bile jagleel ko sunu naataango yu yëglekaay boobu di enquête jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf laaj xabaaru marax yi gërëm bu baax nag Omar Kane mi jàpp ci lépp yëpp yemb gërëm yi tamit Mass ak Mamadou Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal mbokk yi ndogu jàmm ak suñu programme ci ITV 19h45 ci yàttal ak Ousmane Monique Sagna jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.